ce matin que ngoon le grand débat dañuy am ku ñuy waxtaanee ku tudd nag Pape Makhtar Diop moom nag mooy président conseil départemental des jeunes yu nekk ci Dagana conseiller municipal aussi fii ci Diama waaye tamit nekk coordonnateur COJER ci Dagana moom Pape Makhtar Diop moom la ñu am mbégte ak contentement tey di ko dalal seen émission le grand débat ñu fas yéene waxtaanee nag ci lépp li nga xam ni dafa jëm ci actualité rawatina ci mbirum courant bi waaye aussi moom activités yi xam ñu ngi koy mënee ak lépp loo xam ne rek bokk na ci liggéey bi nga xam ni COJER mi ngi ci nekk am ci taxawaay mbokk yi ñu taxaw lu tuuti dellu si dalal suñu gan bi. voilà ñuy gërëm DJ Mara mi nekk à la cabine technique Mara dafa mel na tey aña boo wala añ bi moo foon voilà ñu donc ñu leen ko waxoon mbokk yi rek ñu dugg ci li nga xam ni moom mooy waxtaan bi Mara su fekkee yemb na rek ñu dalal su gan gi voilà Pape Makhtar Diop nekk nag ki nga xam ne mooy suñu gan tey si suñu émission le grand débat ñu koy dalal mu bàyyi la nga nuyu auditeurs yi nga xam ne ñoo nekk si la 92.4 Zik FM ak ñi lay déglu. asalaamaaleykum sëñ Babacar. ñoo ngi lay nuyu di nuyu waa Zik FM yëpp di nuyu auditeurs yi nga xam ni ñoo ñuy suivre ci grand débat di nuyu toute la région de Saint-Louis mais di nuyu aussi suñu département muy le département de Dagana. di nuyu suñu commune muy la commune de Diama. di nuyu village bi nga xam ni moom la ñu bàyyeekoo muy le village de Ndiol. di la remercier bu baax ci invitation bi nga xam ni moom nga ñu defal tey. parce que c'est un privilège bu ñuy permettre ñu mën a waxtaan ak ñi nga xam ni ñooy askan bi. voilà di la gërëm di la sant Pape Makhtar di wax ni nag ñun aussi ñu ngi dellu di gërëm ñëpp ñi nga xam ni ñoo ñuy déglu rawatina foofu nga jógee di dëkk boobu di Ndiol ñu nekk sax suñu ay auditeurs ci lépp loo xam ne émission yi ñuy def fii tey nag nuñ ko waxee ñëw nga fii ci rajo bi pour bokk ak ñun li nga xam ne mooy waxtaan bi actualité nuñ koy waxee ba tax na daañu waxtaane nag ci li nga xam ne moom moo jëm ci courant bi waxtaane aussi say activité xanaa rek ma bàyyi la un peu nga def de façon générale yow fi nga nekk noonu nan ngay évoluer lan mooy sa relation ak doomu aadama yi nekk foofu ak lan ngay gisantoog ñoom ci lépp loo xam ne actualité la. waaw sëñ Babacar. comme ni ñu koy waxee rek ñun yàlla daf ñu nattu. dès le bas âge ñu nekk ñi nga xam ni dañu tànn pour nekk serviteur u askan bi. serviteur u suñu localité. moo tax macha allah dañu am relation yu baax ak askan bi nekk di leen xëyal di leen doxal di leen gontul loolu nekk na ci ñun ndax depuis le bas âge nag loolu la nekk amaana sax loolu moo ñu xiir ci politique bi nga xam ni ñoo ngi koy def. depuis 2009. voilà yaa ngi ci politique mais yaa ngi ci njàngale mi tamit. waaw sëñ Babacar man ci sama liggéey. enseignant la waaye nag comme ni mu koy waxee je suis paysan de naissance ndax boo juddoo. fekk ndeysaan say waajur ñu nekk ay paysans. wax dëgg yàlla mënuñu def lu dul di def des activités agricoles. moo tax suñu liggéey bu njëkk jàpp nañ ni baykat la avant ñuy nekk enseignant. voilà baykat enseignant yëpp defe naa am na solo ci jamono ji ñuy évoluer buñ ci buggee waxtaani sax xam naa day gën a yokk rek li nga xam ne moom la ñu xaarul ci débat bi parce que tey jii enseignant yi ñu ngi dund lu jafe baykat yi aussi ñu ngi dund lu jafe ñu ngi vivre benn monde boo xam ni tey jii mun naa wax ni jafe-jafe yi bëri na ci biir askan wi nga xam ne ñu nekk te buñ koy wax rek nit ñi dañuy am côté boo xam ne aussi moom la ñuy manifester moom la ñuy wax ni seen d'accord ci ni effectivement dund gi métti na donte sax suñu borom bi mi ngi indi sutura ba tey nit ñi di dem ak di ñëw loolu xam naa dañu amaat yeneen jot yeneen temps pour gën ci débat mais tey dina gën a soxal mooy dañuy waxtaane comme ni mu ko waxee sànq ci mbirum courant gi mooy fàttali rek ni yow aussi COJER bu ñu ko waxee mooy APR nga bokk donc mu nekk benn parti boo xam ne dafay évoluer aussi au niveau de notre pays tey jii yàggoo ci nan ngay dundee sa évolution ci biir parti bi di APR en tant que jeune. waaw yàlla dogal na ni sëñ Babacar ñun ñoo ngi dugg ci parti bi tudd APR en 2009 la yàlla dogal ñu milité ci parti bi. ndax ñu gisoon le président Macky Sall macha allah ci doxalinam ci léppam ñu naw ko. looloo taxoon ñu jël engagement politique tey fexe ba intégrer parti bii di APR. loolu mi ngi nekk en 2009.
yàlla dogal suñu première élection bi nga xam ni def nañ ko mu nekk premier tour 2012 yàlla suturaal ñu nag wax dëgg yàlla ba ñu nekkee APR ba léegi yàlla dogal na suñuy centre de vote dañ koy assurer loolu mu nekk li nga xam ni dañu koy ndamoo ndax président Macky Sall li mu gën a soxla tey mooy carte jàpp nañ dès le premier tour en 2012 dañu gagné suñu ay centre de vote kon yàlla dogal na ni aussi suñu engagement ak président Macky Sall tey lañ ko gën a naw tey lañ ko gën a bëgg ci ni muy doxalee tey liggéey ci Sénégal. voilà donc kaddu gaango yow COJER nga bokk APR nga bokk tey jii mouvance présidentielle bi donc ñoo jiite réew mi nga xam ne mooy Sénégal jamono yi nag Sénégal dafa metti dana am ay hauts et des bas mun na neex mun na naqadi mais jamono ji ñu toll dañu dund nii bëri na ay yëngu-yëngu ci biir askan wi te bokk na ci benn boo xam ne gën na fës muy mbirum courant bi nga xam dañ ko yokk waaw tey jii yow nan nga gisee mbirum yokkum courant boobu nga xam ni tax na askan wi génn ci biti di manifester mu am ñu nu jàpp am ñoo xam ne leen di tëj am ñoo xam ne aussi ñu ngi leen di ŋàññ ñoom ñëpp ñu wane seen naqar. jërëjëf sëñ Babacar ci laaj bu am solo bi nga xam ni moom nga ñu laaj. dañ ci sawar tontu. ndax mbirum courant bi dama jàpp ni communication bu am solo biñ ci war a def tey moom lañ ci deful moo tax su may wax mooy mouvance présidentielle bi xëy na léegi nag nit ñaa ngi génn di ci def communication mais buñ ko expliquer woon askan bi ba ñu nekk ñi nga xam ni dañ koy comprendre jàpp naa ni daañ ko jël ci sens bu xaw a positif mais ñoom am na lu ñu jotoon expliquer am na lu ñu jotoon expliquer dama la bëgg wax ni courant bi waxoon nañ fi ni peut-être 2 ans 3 ans yi jëm ci kanam dana am def nañ ci lu tax loo xam ni dootuñu amati problème courant. absolument si Babacar ci ni ñu mën a expliquer man du ma wax sax hausse prix électricité la may dama naan réajustement tarifaire la parce que ci doxalinu réew dafa am yu bëri yi nga xam ni moom lay laaj tey jii dañu nekk ci réew mu tudd Sénégal yàlla dogal nii wax dëgg yàlla du ñëpp ñoo nekk ñi nga xam ni dañu am électricité am na ñi nga xam ni ñoo ngi ci leeraay lépp lu ñu bëgg a def ñoo ngi koy def mais par contre am na ñeneen ñi nga xam ni tey ñu takk lool macha allah nekk ci monde rural bi tey jotuñu électricité tey ci état bu Sénégal sëñ Babacar ngay gis ni état bu Sénégal di subventionné tey ñun suñu facture yi nga xam ni moom la ñuy fay bu ñu calculer diggante 2012 ba 2019 état bu Sénégal nekk na ñi nga xam ne subventionné à hauteur de 500 milliards ci suñu facture yi nga xam ni moom la ñuy fay maanaam 26% la ci looy fay lu nekk maanaam 1000 francs bu ci nekk tey jàppal ni 740 yow nga fay waaye 260 bi état bu Sénégal moo la ko fayal léegi nag ñu toll ci benn jamono wax dëgg yàlla président Macky Sall ni mu amee programme 5-3-5 bi mu am ay accès universel ci accès universel yooyu mu am accès universel à l'électricité ci terme yu simple mooy fexe ba Sénégal ñëpp jot ci courant bi ndax nag dafa jaatu Sénégalais yëpp jot ci li nga xam ni moom mooy courant bi ci noonu le président de la République son excellence Macky Sall wax dëgg yàlla déclenché li nga xam ni moom mooy ajustement tarifaire te loolu dafa am benn commission de régularisation du secteur de l'électricité ñoom tey ñoom ñoo saytu loolu yëpp tey ajustement tarifaire bi ñu bari dañ lay wax ni courant dañu ko yokk mais sëñ Babacar boo seetloo ñu ëpp ci Sénégal tey jàppal ni seen facture yokkuñu ci dara boo xoolee Sénélec dafa am 1 131 503 clients ci 1 131 503 clients yi sëñ Babacar nañu jàpp ni 611 203 yi maanaam 54% de ces clients jàppal ni ñoom tey seen yokkul dara ci seen i courant xam nga ñan la ñu yokk ñi nga xam ni seen loxo yi jot na seen ginnaaw ñi nga xam ni tey seen facture dafa commencé 200 000 jëm kaw ñooñu tey la état bu Sénégal jël as lëf du ma naan yokk ndax subvention bi dafa am lu mu ci bàyyi 26% yi mu ne naa ci dindi 6% yooyu pour lan la fexe ba suñu mbokk yële ci àll bi nga xam ni jotuñu ci courant bi ndax tey 650 milliards rek suñu ko amee daañu mën a jot ci courant bi te dépensé nañu 2012 ba 2019 500 milliards loolu nag moo waral ñu ne nañu jël as lëf ci subvention bi nga xam ni moom la leen état bu Sénégal doon defal ñu yokk ko ci ñële nag ndax ñu jot ci courant bi loolu la te mu nekk lu jaadu ndax tey jii suñu mbokk yi nekk damay joxe exemple ay dëkk yu mag yu tudd Ngàdde El Mourane ay dëkk yu Jaajem ay Bégaay ay Teres ñu nekk dëkk yu mag exemple rek laay joxe tey jii jotuñu ci courant bi
dafay jaatu dëkk yooyu wax dëgg yàlla ci seen xaalis la état bu Sénégal jëlee di subventionné ñu ni nag subvention boobu nañ si jël as lëf ñu permettre tey dëkk yëpp am courant balaa ñuy àgg ci 2025 ndax boo xoolee objectif yi mooy balaa ñuy àgg ci 2030 fexe ba àdduna bi tey ñëpp am courant Sénégal nag fii le président Macky Sall bëgg ko yemale ci 2025. voilà Pape Makhtar dégg nañu li nga wax mu mel na ni daal d'accord nga ci effectivement ci li nga xam ne mooy li nga tuddee réajustement tarifaire courant bi du sax yokku mais dama lay wax ni loolu wax nga ni problème communication daf ci am tey jii nan lañ mën a comprendre li nga xam yow li nga expliqué peut-être delloo duggaguma ci détails yi mais li nga jot a expliqué nii est-ce que dugal nañ ko ci bopp nit ñi ni mu waree comme yow ni nga ko xamee ba nit ñi maîtriser ko ba mën ko nangu. waaw boo gisee man su may gis Sénégalais yi parce que dama naan Sénégalais yi nekk nañu ñi nga xam ne ñu compréhensif lañu. nekk na ñi nga xam ni tey amul benn Sénégalais bu bëgg nekk ci bànneex nekk ci mbégte am beneen moroomam macha allah mu nekk ci li nga xam ni ay tolof-tolof la. ndax courant dafa nekk nécessité ci doomu aadama ñépp ko war a am. tey bu ñu nee courant bi ñu ni ñi nga xam ni wax dëgg yàlla dogal na ni ay bor kuy fay facture lu commencé 200 000 jëm kaw jàpp nañu yàlla am na lu mu ko dénk. ñu ni nañu somp as lëf wax dëgg yàlla ca la mu doon fay ñu fexe teg ci benn côté pour mën a def investissement. fexe ba sénégalais ba lay jotagul courant bi mën a àgg ci moom. loolu jàpp naa ni buñ ko waxoon sénégalais yi teel leen ko expliqué. mais ñan ñoo ko war a wax sénégalais yi. waaye ñi ko war a wax sénégalais yi dama jàpp ni c'est la mouvance présidentielle. est-ce que def nañ ñoom ñoo ci war a def temps yi nag. gis naa ni wax dëgg yàlla ñoo ngi dem ci plateau yi di ko expliquer Sénégalais yi alhamdulilah moo tax. boo gisee fekk na la décision est déjà dama la bëgg wax ni est-ce que liggéey bi waruñu ko woon def à l'avance ba mën a imprégner nit ñi ci situation bi nga xam ne moom la ñuy dund présentement. merci sëñ Babacar jàpp naa ni ba may wax ci njëlbeen loolu laa njëkk a wax. dama ni wax dëgg yàlla bu fekkoon Sénégalais yi expliquer nañ leen ko clairement ni ñu ko war a def. wan leen ni courant bi lu mu mën a yokku. touché wul 54% des Sénégalais. ñi nga xam ni seen facture entre 15 000 la ba 25 000. wax dëgg yàlla ñoom touché wu leen ñan la touché mooy ñi nga xam ni 25 000 jëm kaw. wa ñooñu 2,7% la mais ñi nga xam ni aussi dañu commencé ci 200 000 jëm kaw ñooñu ñooy dem ba 6%. kon ni ñu koy waxee réajustement tarifaire bi ñooñu la constaté mais ñi ëpp ci sénégalais yi dañu jàpp ni réajustement boobu dalu leen seen facture na mu toll woon noonu lay wéy di toll daanaka kenn yokku ci mais Makhtar man su ma lay déglu ngay wax yow dafa mel ne affaire bi alarmé wu la dafa mel na situation bi ñuy dund nii ci courant bi nekkul dafa nekk loo xam dañ ko war a accepter logiquement normalement foofu laay waxee. waaw sëñ Babacar. dañu comprendre wul man ak yow mais bu ñu comprendre tey. par exemple tey courant bi. waaw boo gisee man mu nekk li nga xam ni combat la ci ñun. dañu bëgg tey parce que man bii di wax ak yow yaa ngi may présenté léegi ni maa ngi jóge dëkk bu ñu naan Ndiol. Ndiol ci monde rural bi la nekk. ñu nekk ak suñu ay nawle donte ñun am nañu courant ñi ciy. mais yow yaakaaruloon ni war nañu mën a courant bi war na mën a yegg dans le monde rural sans pour autant mu am réajustement li nga tuddee tarifaire boobu. waaw nga may ma àggal. tey jii ma dëkk Ndiol. dëkk ak suñu ay nawle nekk ak suñu ay dëkkaale ñun suñuy tàkkale ñoom ñi nga xam ne ñoom ñu wër ñu mel ni ay bégaay ak yeneen njool pël dëkk yi nga xam ni dañu wër ñoom jotuñu ci courant bi loolu dafa nekk li nga xam ni xam nañ ni dafa metti torop ndax da ngay ñëw sa kër ñeneen jóge fen di indi ay portable di charger te tey ñu nekk ci 2019 war na fekk tey Sénégal wax dëgg yàlla injustice boobu nag mu nekk lu ñu corriger courant bi ñëpp nekk liñ ci war a jot parce que tey damay jël exemple rek ci dëkk yi nga xam ni sorewul da ngay gis dëkk yi nga xam ni tey la ñu war a am tey ak yeneen dëkk yi daanaka ay nawle la ñu amaana sax dëkk boobu am ëpp na beneen dëkk bi nga xam ni tey moom moo ko ëpp courant te ñu war a jot ci courant bi te ñun nag état bu Sénégal di jël suñu gafaka par exemple tey nañu xam 500 milliards yooyu ñu doon subventionné 500 milliards u sénégalais yëpp la c'est l'argent du contribuable moom la jël di ci somp as lëf di subventionné courant bi nga xam ni tey ñun suñu facture yi nga xam ni moom la ñu war a fay loolu laay wax ni injustice la bi nga xam ni tey jii gis nañu le président Macky Sall ci clairvoyance am tey jii mi ngi rectifier li nga xam ne amoon na pour Sénégalais yëpp àgg ci li nga xam ni moom mooy courant bi mën na ko jëfandikoo ci seen i kër. waaw mais mi ngi rectifier comme ni nga ko waxee moom laa doon expliquer rek ñu ngi déggoo de mais xëy na peut-être point bi may insisté yow moom nga comprendre dama ne mi ngi rectifier mais peut-être soxlawul woon di wàññi wala di yokk courant pour mën a defaral monde rural bi ça veut dire que le monde rural mën nañu ko jaare woon neneen accès à l'électricité bi ngay wax est-ce que amul woon yeneen moyen yeneen combat yoo xam ne mënoon na ko def pour loolu d'après moi. waaw comme ni ma la ko mënee wax tey jii
nga comprendre wala li nga xam ni déggoo di wax naa ko mooy état bu Sénégal day subventionné maanaam képp ki nga xam ni yaa ngi fay sa facture jàppal 1000 francs boo war a fay 740 nga ci fay 260 bi état bu Sénégal moom moo la koy fayal comme ci loolu nag la ni ci subvention bi waxul mu yokk courant mais subvention bi nga xam ni état bu Sénégal mi ngi ko doon def si la ni naa ci soom naa ci dindi moom la rocciwaatu ko ndax bu dee 26% ñu ni 6% bi la ñu yokk ci ki nga xam ni macha allah li muy fay nekk na lu bare lool parce que ay 200 000 ak yooyu bokk gros consommateur la borom alal la ku loxo jot ginnaawam la Makhtar daañu ci dellusiwaat ci kanam débat bi foofu neex na trop daañu ci dellusiwaat li ma bëgg wax rek mooy indi na coow tamit ndaxte kii di Mamadou Makhtar Cissé mi yore affaire bi sax gars yi ñu ngi koy attaqué di wax ni mu doxalee maanaam lépp ci moom la jógee parce que moo fi nekkoon yore courant bi tey jii mu jóge fi dénk ko keneen mu mel na ni li mu liggéeyoon baaxul. waaw li mu liggéeyoon bu ñu nee ma baaxul danaa xaw a ree lu tax may xaw a ree tey Mamadou Makhtar Cissé tey dafa am confiance ki nga xam ni moom mooy président de la République jox ko ay orientation mu nekk li nga xam ni mi ngi koy def macha allah yàlla di ko ci suturaal tey dama naan Mouhamadou Makhtar Cissé est victime de ses réussites sëñ Babacar journaliste nga jàpp naa boo génnoon fii tey def micro trottoir di laajte Mouhamadou Makhtar Cissé avant élection yi di ñëw ba mu nekkee directeur général de la Sénélec amaana soo laajtee kan moo nekkoon ministre de l'énergie à l'époque ñu bëri duñ ko xam tey jii fi ñu toll nii il est ministre du pétrole et des énergies amaana boo defoon micro trottoir laajte ana kat directeur général de la Sénélec lu mu tudd amaana ñu bëree dañ ko xam loolu dafa am li nga xam ni mi ngi ciy dem sénégalais yi bàyyi nañ ko xel lool sénégalais yi xam nañu liggéeykat la bu ñu nee ma tey gestion dañ koy gestion baaxul gestion bu baaxul mooy nga fekk boîte bi nga xam ni dafa amoon déficit 55 milliards nga fexe ba tey yóbbu ko mu am bénéfice 30 milliards loolu mooy gestion bu baaxul gestion bu baaxul mooy nga ñëw fekk fii Sénégal fu yi xamaj délestage bi ñu dem ci 900 heures par an 900 heures yooyu nga wàññi ko ba mu nekk 24 heures par an loolu lay ñuy wax ni ñu koy waxee gestion bu baaxul nga fekk tey Sénélec production bi toll ci 687 kilowatts nga fexe tey ba yokk ko mu dem ci 1300 kilowatts maanaam ni koy président Macky Sall di waxee 1 gigawatt 300 tey jii ñu ni gestion bu baaxul ba muy ñëw ñu fekk tey jii Sénégal 1648 villages tey rek la ñuy électrifié woon de 1960 à 2012 booy xool dafa mel na at bu ci nekk 32 villages rek la ñuy électrifié diggante 2012 ba 2019 waa ji ci njàmbaaram ci orientation président de la République mu xëcc ko ba mu am 1236 villages yi nga xam ni ñu ngi koy électrifié maanaam 246 villages par an ñu koy électrifié loolu ñu ni waa ji daal gestion baaxul voilà li nga wax rafet na macha allah jekk na comme ni ñu koy waxee mais xam nga Sénégal dañuy dund benn mode de dund boo xam benn existence boo xam ni les gens se basent sur le concret pour mën a juger l'individu wala wax xam nga tey jii loolu mën na liggéey bu baax nga nekk dans un poste ngay liggéey bu mu baax ñu ne macha allah nga xëy suba mu am problème ci secteur boobu nga par exemple nga ni dootuñu soxloo am courant am nañ ci ba doyal ñun sax dañuy jéggaane dañuy jaay dañuy may yeneen dëkk ñu xëy suba ñu ni courant bi am na problème mais bu boobaa nit ñi dañuy poser la question li nga waxoon ak li nga xam ne moom la ñu dund lan moo ko waral. waaw xam nga sëñ Babacar li ñu naan dañuy jaayi beneen dëkk ñu bare tey ni ñu koy utiliser demul noonu courant dafa melul na ceeb wala leneen li nga xam ni tey dama koy mën a stocker c'est-à-dire courant nekkul lu ñuy stocker courant bu ñu koy wax dafa am ñetti facteur tey yu mu dajale mooy production la mooy transport la mooy distribution la production bi bu ñu koy wax ci centrale ni ñu koy waxee centrale yi lañ koy defee centrale électrique yi mën naa am énergie thermique mën naa am énergie hydroélectrique mën naa am énergie éolienne mën naa am énergie solaire mën na sax am leneen li nga xam ne amagul Sénégal muy énergie nucléaire loolu nag mu nekk li nga xam ni tey dafay nekk lu cher loolu mooy ndax combustible bu muy utiliser pétrole la tey jii leneen li ñu ni transport bi tey ci lan lañ koy jaarale ci ay lignes haute tension maanaam très haute tension THT wala HT haute tension
fa lañ koy jaarale mu nekk ba tey li nga xam ni dafa cher. waaye ci distribution bi na nga xam ni kenn mënu ko stocké boo toggee courant bi ba mu ñor da nga koy séddale ci ñi ci war a am li ci des nag looloo waraloon nga dégg ñu ni Sénégal ñoo ngi jaayi courant ba mu dem ak Mali yooyu mais ba tey ci waa ji ñu naan gestion bi dañ koy xarab di def yenn glissement bay àgg ci yenn mbir yi. waa jooju si njàmbaaram wax dëgg yàlla la ñu defoon loolu. ndax nag sëñ Babacar. Mouhamadou Matar Cissé wax dëgg yàlla ci ndimbalu président de la République. ndax moom yàlla dafa def nii moom makiste la moom ku gëm président de la République la te président de la République ñëpp xam nañ ni ingénieur géologue la mbiru pétrole dafa nekk lu mu xam moo tax tey jii mu nekk li nga xam ni mi ngi koy réussir. tey ba nu ñëwee maa ngi la koy wax sànq ni ay énergie électrique énergie thermique ak hydroélectrique moo fi nekkoon tey ci seen góorgóorlu ñu fexe ba indi li ñuy wax énergie éolienne. booy dem Dakar ci yoonu Taïba Ndiaye bi xam naa temps yi teggi bi. sama gars yi jël allo Dakar yi boo demee di nga romb énergie éolienne bi. loolu si njàmbaar la Taïba Ndiaye. mais terewul énergie solaire. boo demee fii ci sorewul bokkal mi ngi fa toolu courant yaa nga fa boo demee jas toolu courant yaa nga fa Sinthiou Mekhe Tivaouane Kahone yooyu yëpp toolu courant yaa ngi toolu courant yooyu dafa théoriser li nga xam ne mooy mix énergétique. y a un désespoir wala quelque chose benn frustration su ñuy wax toolu courant ba pare nit ñi di mën a sentir ni courant bi dañ koy yokku wala manqué na nga am ay délestage. mais sëñ Babacar yaakaar naa dégg nga ma sànq ba muy expliqué. ma ni la 1960 ba 2012. Sénégal 1648 villages la ñu électrifié woon. 1648 villages booy xool ratio bi c'est 32 villages par an. mais xoolal waa ci njàmbaar xoolal président Macky Sall ci njàmbaaram. 2012 ba ñuy àgg 2019. góorgóorlu na ba électrifié 1636 villages 1236 villages. loolu moom mooy lan. tey góorgóorlu na ba chaque année 246 villages daañu ci électrifié ci Sénégal raw lool li nga xam ni tey moom la fi ñeneen ñi defoon. te ci njàmbaaru waaj maa ngi la koy wax sànq. Sénégalais yi dama jàpp ni dañuy gaaw a fàtte. tey courant bi ñoo ngi koy fay mais ñu ngi gis courant bi ñuy fay. amaana courant bi nga xam ni moo fi daan am. ñuy daawuñu ko gis xuyi xamaj bi tey c'est encore frais dans nos mémoires. déggoon nañu li nga xam ni tey mooy émeute de l'électricité yi amoon Dakar délestage bi sonuloon ñun délestage lañ doon fay léegi sax yàlla dogal na ni ñoo ngi fay consommation fayituñu délestage. xam naa nag moo tax sénégalais yi nag macha allah ñu. yaa ngi généralisé de man xam nga ba léegi booy wax nii. day mel na Sénégal instant bi amul problème coowum courant. alors que ñu ngi koy dund. ba tey jii sax am na ñoo xam ne ñu ngi taxaw di taral ay collectif bërki démb dégg nañu li nga xam ni moom moo xew ci région yi ñëpp a ngi taxaw di les collectifs ni ànduñ ci lii y a un problème même bu dul sax ni nga tuddee réajustement hausse bi yooyu y a un problème qui concerne l'électricité la consommation pour les Sénégalais. donte électricité du ceeb comme ni nga ko waxee du kii bu ñuy jaay mais c'est quelque chose boo xam ne c'est vital pour l'existence des personnes tey jii buy coow loolu di am nga bëgguma gëmloo ni ki fi nekkoon wala ñi fi nekk def nañu liggéey bu sell manque de compréhension rek dafa xaw a jaaxal ñuy déglu. waaw sëñ Babacar li nga wax dafa nekk lu am solo. xam nga électricité daanaka ñun tey li ma la koy wax tey pour yokkoom. dafa nekk li nga xam ne dafa dépendre ci ñetti variable muy lan taux de parité dollar bi. muy lan li nga xam ne mooy prix baril électricité bi. ak taux d'inflation. ci loolu noonu. waaw même je termine ci loolu noonu. gis nga ni réew yu bari ci Côte d'Ivoire bi nga xam ne mi ngi suñu wet. Rwanda bu Paul Kagame bi nga xam ne Sénégal yi macha allah noonu lañ ko fanwee. ñooñu tey ak ay Afrique du Sud boo xoolee courant bi ay 40% ay 32% ay 42% foofu la toll. mais ñun fii Sénégal ñu ngi 6% réew mu mel ni France nekk un pays développé ñoom ñoo ngi ci 6%. man dama jàpp ni loolu ba tey njàmbaar la léegi ñi nga wax ni. ñoom ñoo ngi ci marché yi. ñoom ñoo ngi ñaxtu. c'est tout à fait normal. mooy waa ñoo lànk xaw ma ñoo bëgg. waaw mais ñan la regroupé. waaw ñi mu regroupé. waaw dama jàpp ni ñoom nee na Sénégal yi la ñuy xeexal. déedéet tey jii sëñ Babacar. waaw na nga jàpp ni. bu fekkoon ñoom tey dañu taxaw ni dañuy marche. pour exiger. monde rural bi. mu nekk ñi nga xam ni dañuy am électricité. sëñ Babacar man ngay njëkk seen ci kanam ma taxaw marche xeex. donte maa ngi biir APR. parce que man dama gëm ni monde rural bi ñiy nekk fële amuñu courant. dañu war a am accès à l'électricité. ñoom nañuy poser wu ay questions. man ni wax dëgg yàlla du ma leen stigmatiser. lu tax du ma leen stigmatiser bëri na ci ñoom ñi nga xam ni tey
macha allah sama ay waay lañu buñ ma déggee daañu xam li may wax. léegi nag dama jàpp ni on doit poser les bonnes questions pour avoir les bonnes réponses. voilà les bonnes questions mooy lan. tey ñun marche bi ñuy def. ana lan mooy sabab bi. nee nañu Sénégal lañ koy defal waa léegi Sénégal ñii yokk ñii tey def réajustement tarifaire bi nañu interroger wu ba xam lan mooy indi réajustement tarifaire bi. xam nga tey dañu war a bàyyi lu jóge ci waa ji rek ñu ni baaxul. lu jóge ci waa ji rek. donte ci moom la jóge ñu ni dañu jë baaxul léegi. sëñ Babacar. waaw courant bi la ñuy wax mais. courant bi la ñuy wax waaw lan moo tax. ñu ni dañuy fexe ba courant bi àgg ci monde rural bi lu tax ñoom marche ñu pour monde rural bi tey am courant. moo tax ma ni la su fekkoon loolu la ñuy marche man maa cay njëkk. mais beneen bi mais cause bi du loolu. beneen bi loolu kese warul nekk rek l'accès à l'électricité pour le monde rural. mais c'est extrêmement important. lu tax ma ciy insister sànq ba léegi. te loolu dans un premier temps c'est l'État qui est en charge de mettre le courant dans le programme qui est là. Absolument. Pourquoi ils n'ont pas fait avant que ñuy wax waxu hausse bi par exemple. moom la ñuy def xam nga ki la dig añ te mu jox la ndekki. war nga kaa mën a gëm. ndax bu ñu nee la 2012 ak léegi. waaw 1236 villages électrifiés nañ leen te loolu. wax dëgg yàlla amul woon diggante 1960 ba 2012. te yàlla sax dogal. te boobu amul woon réajustement tarifaire. est-ce que xam nga. boobu amul woon réajustement tarifaire. est-ce que xam nga nguur yi fi jaar ma ci li ma lay wax ba pare. nga ni 2000 combien villages ñu. 1960 ba léegi ma ne période boobu est-ce que amoon na ay réajustement tarifaire. moo ñu indi lii 500 milliards lañu ci dépensé. 500 milliards la ñu dépensé ci subvention yi nga xam ne ñoo ngi koy def léegi nag. président Macky Sall ci xereñam waxuma yokk ba léegi nee naa la réajustement tarifaire la yokk boo ko waxee dafa mel ni Sénégal yi dama ni dafay rattraper loolu nga xam ne moom la perdoon. waaw 500 milliards yi nga xam ni yàlla dogal na ni ñoo ngi ko ciy def. mu nekk subvention te ñu soxla 650 milliards kese pour àgg ci accès universel à l'électricité. xam nga joxe bi moo dul yomb moo dul gars yi du nangu nag de day xaw a métti de. waaw nañu xam ni président Macky Sall suñu xaalis lay jël di subventionné. Sénégalais yi ñun ñëpp ñoo ko moom. xaalis boobu nag. lu tax ñu ciy exclure une partie du Sénégal mais lu tax laajtewul aussi lu tax laaju leen gars yi est-ce que d'accord ngeen ma def loolu wala lu soxla mu koy laaj. waaw waa ji dama jàpp ni bu yàggul tuuti lan ko la ko 58% des sénégalais yi fal. fal bu leer laaj. waaw kon tey bu delluwaatee. di wax sénégalais yi damay laaj ñii daañu ni waaw ñii daañu ni déet. te wax dëgg yàlla daañu marqué le pas. mën na ko ne noonu rek liggéey rek parce que nommé nañ ko ba pare am nañu laajaat di poser ay questions. waaw mooy li ma lay wax. mooy li ma lay wax tey jii moom mooy définir la politique de la nation. ñu ni gérer c'est prévoir. kii di président Macky Sall xalaat ni wax dëgg yàlla du jaadu sénégalais yi ñii am courant ñii amuñu courant mu indi li nga xam ni mooy réajustement tarifaire bi pour am accès universel à l'électricité mais yamu fa tey boo demee ci wàllu ndox mi ci wàllu santé bi yooyu yëpp wax dëgg yàlla équité sociale jàpp naa ni ñoo ngi ko xam ci président Macky Sall comme ni ñu xamee équité territoriale ci président Macky Sall tey avec la communalisation intégrale. voilà Makhtar Diop ma fàttali mbokk yi di toogal ko gérant dëkk fële ca Dagana nag moom li ñuy waxtaanee ci mbirum yokkum courant bi te gis ngeen indi na ci ay leeral yu am solo indi na ci ay firnde yu am solo xam naa daañu dellusiwaat un peu ci détail ci kanam ñu xuus rek mbokk yi continuer tuuti ci biir waxtaan wi rek wax ni sax moom Makhtar Cissé ñu wax ni dafa abusé œuvre sociale yi. waaw ñii naan œuvre sociale yi sëñ Babacar. waaw léegi su ma koy déglu sax dama naan nit ñi yu ñuy wax fan lañ koy jëlee. xam nga tey président Mouhamadou Makhtar Cissé monsieur le ministre. tey jii dama jàpp li ñuy wax œuvre sociale. amul benn organisation bay dem wala benn entreprise booy dem te dul am li ñuy wax organe délibérante. ci organe délibérante boobu boo ñëwee la jëlee le cas de la Sénélec. moom mooy le conseil d'administration. nañu xam ni monsieur le ministre Mouhamadou Makhtar Cissé. amul sañ-sañu jël benn œuvre sociale ni mi ngi koy def fenn te conseil d'administration bi autorisé wu ko kon mbir moomu foog ñu leeral ko leneen li ñuy leeral tey on nous parle de 3 milliards yi nga xam ni moom la ñuy def te 3 milliards yi c'est day représenter 1% ci li nga xam ni moom mooy chiffre d'affaires Sénélec te li nga xam ni xel mën na ko nangu mooy 1% ba 5% tey am mën nañ ko jël def ko ci li nga xam ni tey moom mooy œuvre sociale yi ci action sociale te action sociale yooyu ñu xam ni dafa am njëriñ ndax tey jii boo demee ci concours général bi Sénélec dafa def dara boo demee tey ci li nga xam ni moom mooy achat fourniture scolaire ku nekk gis na ni Sénélec dañ koy def donte ñoom sax yenn yi duñ ko médiatiser mais ñaata école tey nga xam ni Sénélec ñoom ñoo ko réfectionné ci seen RSE mais tey éclairage ville yu mel ni Popenguine yu mel ni
ni Touba yu mel ni Tivaouane Ndiassane tey Senelec daf ci participer ci RSE comp ci pour jàppale loolu man dama jàpp ni li ñuy wax œuvre sociale yooyu kenn joxu ko malien bi kenn jox ko guinéen bi nga baal ma ci kàddu bi mais sénégalais bi lañ ko jox kon dama jàpp ni devons saluer cette initiative à l'applaudimètre way bu fekkee ni loolu noonu la demee comme li may wax parce que compréhension bi aussi daf ci am solo yow xëy na fi nga jëlee sa ay sources wala fi nga comprendre loolu wala ni la ko expliquer ba nga am vraiment une idée claire de la situation loolu dafa manqué bu baax moom laa la waxoon dès le début parce que tey jii le Sénégalais lambda bi ngay jël rek déjà mënoo ko expliquer benn affaire boo xam ni amul tous ces détails là comme yi nga waxoon. xam nga sëñ Babacar. waaw dafa am benn mbir bu am. nit ñi dañuy yëkkati problème mu électricité bi. waaw ñu naan yokk beeg réajustement tarifaire bi. waaw gars yi génn. mouvance présidentielle joxe ci ay explications. mais est-ce que xam nga ni dafa am ñi nga xam ni. ci biir mbir mi dañ ciy profiter. pour régler seen i compte personnel. dañuy ñëw am seen agenda inavoué. ci loolu nag ñu bëgg ko ciy def. parce que glissement yi ñuy def yëpp ba àgg tey ci ay œuvres sociales di génne yenn documents yi nga xam ni c'est des documents administratifs. man je me dis que ce combat là c'est un combat malsain. parce que bu fekkee combat bi dafa nekk entre ñi nekk ci pouvoir bi ak ñi la nekk ci opposition bi dañ jàpp ni c'est un combat sain. mais tant que tey combat bi day nekk apéris je me dis que ce combat là c'est un combat malsain. Ils ont visé la personne de Mouhamadou Matar Cissé moo tax ñu àgg tey ci fi ñu agsi nii. mais loolu nag wax dëgg yàlla dañu waaji la ku ñu war a aar la ku ñu war a sàmm la ndax gis nañu tout ce qu'il touche daf koy transformer en or ki nga xam ni tey ba muy ñëw Senelec le président de la République daf ko nommé woon ministre du budget jël ko def ko directeur de cabinet présidentiel ñu ne ci déetuwaay Senelec mu xaw a nekk ci ngiñ cangañ mu jël waa ji dénk ko Senelec am na ñu bëri duñ ko nangu ndax ci ordre administratif day xaw a jiixi jaaxa mais nag waa ji ndeysaan ci humilité am ak ci modesté mu jël ko parce que li ko intéressé woon mooy lan servir Sénégalais yi service bi nga xam ni mën na ko rendre Sénégalais yi tey gis nañ ni wax dëgg yàlla def na ci ay nga xam ni macha allah du ñu def lu dul war ko rendre une fière chandelle war ko jaajëfal xam ni réussir na li nga xam ni ñi fi jaaroon ñëpp dañu échoué ñëpp xam nañ ni courant bi moo maas Abdou Diouf ba mu jóge fi courant bi moo maas Abdoulaye Wade ba mu jóge fi heureusement le président de la République son excellence Macky Sall courant bi maasu ko en 2019 courant bi au lieu mu maas ko daf ko yëkkati tegaat ka fi man jàpp naa ci li fi tegaat courant bi parce que dafa réussir mais voltage yi tàng na temps yi de parce que cooki yi ma gis nii jàpp yeeg yenn affaire mais courant bi ça chauffe de xaw ma ndax électricité ni ñu koy waxee voltaïque la wala électricité ndox la wala aérienne la je ne sais pas mais daal tàng waaye ñu jël kenn ci ligne bi la daal ñuy dellu si Makhtar Diop donc ci kanam ñu dellu si waat ak moom ci yeneen question voilà dem na Makhtar defe naa courant bi li ñu ci wax am na solo trop am na solo donte man damay jàpp ni sax comme ni ñu ko waxee Mouhamadou Makhtar Cissé bi mu yoree mbir mi effectivement reconnaître noonu def na ay jéego yu bëri loolu moom les gens l'avaient reconnu loolu sax moo taxoon après voilà ñu jël ki ci ligne bi soog a dellu allo sur la ligne. oui allo bonsoir. bonsoir salaamaaleykum sëñ bi ñu ngi lay ziar. ça va tonton Babacar. ça va foo ñu wootee. bu ma nee Max Bro Diop. Boubacar Diop. Max Bro. Max Bro ñu ngi lay ziar da nga bëggoon bokk ci waxtaan wi. waaw bëggoon naa bokk ci waxtaan. ayca yaa ngi ci biir ñu ngi lay déglu waxtaan. waaw. mën nga wax waaw maa ngi lay ziar kilifa gu mag bi. ndeysaan macha allah. je suis trop content tey ci nga dalal moom. nekk na jeune boo xam ne. référence su daan ngeen jot. merci. maanaam ci niveau bi kàttan bi nekk tey am na fu mu ko yóbbu. merci. ci wàllu communication. ci wàllu jéego. ci wàllu xar kanam bu ràññeeku. ci wàllu doxalin ak activité yi muy jëm. yi muy yëngatu voilà merci. boo nee par matin deux ne sa xel na dem ci kàttan bi. ndeysaan merci. man nag yàlla dafa toog ñu. mosul yegg di dërëm jox ma. te yàlla rek moo tax may wax. dëgg la première boobu muy wax. mais yaakaar naa communication comme ñu gën a tànn nit. comme ànd ak projet ah man de sensibilisation boobu des na tamit. bëgg naa exposé ay questions muy sensibilisation bi fexe ci loolu pour gën a tànn kenn yi. waaw comprendre ba nga xam ne ñoom seen wàll ci projet dinañ ko mën a ñàkk te dinañ ci mën a jot. ndeysaan.
beneen bi mooy en tant que jeune. waaw. artiste grec man maa ngi nii am na benn programme boo xam ne chaque année. waaw damay déplacé ay at dinañ jëlee Saint-Louis. waaw léegi bi ñu ko daree. ndeysaan. xëy na loolu moom xam na ci dara. te ren jii defuma ko parce que li ma ciy dépense dafa bëri ci sama doole may moom. dëgg la. ma xelaat taxawaayam ak artiste grec yi. waaw. moom rek moo cee xaar ba mu concernant projet. dëgg la kay. donc Fatma maa ngi jaar bu baax a baax. waaw moom. question yi vraiment rek. merci sëñ Maguette. merci jërëjëf. jërëjëf sëñ Maguette. waaw yaa ngi koy gis activité yu bare pour rek. yéen tàkk ngeen yi tàkk ngeen nekk ñaxam kanam boo xam ne. waaw mën a ràññee la au niveau du Sénégal et au niveau de l'Afrique. jërëjëf sëñ donc yéen Maguette. boobu maa ngi ñaan yàlla moom. moom mottali ko. amiin amiin. parce que lépp baax. su ñuy dugg tàkk ngeen wala ngay dugg suñu commune bu Jama. jigéen ñi fa nekk benn ci rajo bi dina tax ñu mën a leeral lu bëri. parce que tàkk ngeen yëpp xam ne lii nii. mooy seen problème lii nii ci lañ ci toll. voilà lii nii ci lañ ci toll. jërëjëf te Max ñeenti sax bu jàmm ko ci nañu gëstu. jërëjëf xam naa maa ngi dugal foofu. jërëjëf sëñ Maguette. voilà Max ñu ngi lay gërëm bu baax di la sant Pape Makhtar laata ñuy dellu si waat ma bàyyi la rek nga sànni kàddu tuuti ci par rapport ak Max mu mën la déglu. waaw sëñ Maguette ñoo ngi koy jaajëfal bu baax a baax. dafa wax ay wax yu am solo. tey jii dafa wax ci wàllu handicapé yi. wax dëgg yàlla bu fekkoon commune bi ñu nekk. mi ngi dox ni mu war a doxee tey handicapé yi nekk na ñi nga xam ni. war nañu leen jël en charge ci yu bari. ndax am nañ ci xalaat yu bari buñ koy jéem a développé amaana dana yàgg fii te mën na jël émission. leneen li mu wax ay artistes aussi dans le cadre du conseil de la jeunesse jàpp naa ci suñu programme loolu daf ci nekk pour liggéey ak artistes yi fexe ba promouvoir les jeunes talents yi nga xam ni dañu nekk dans la commune de Diama. loolu moom ci suñu ay objectif la ci li nga xam ni suñu yéene la. mais nag ni ñu koy waxee comme àggaguñu ci mairie bi. mënuñu def rek lu dul def ko ci programme bi incha allah yal na ko yàlla sotti. voilà Pape Makhtar ñuy remercier donc ki nga xam ne moo fi woon di Max Bro. voilà ni mu ko waxee woon sànq rek defe naa aussi dañuy continuer waat ci li nga xam ne rek mooy waxtaan bi ñu doon amal ci courant bi wax nañ ci lu bëri ah Pape Makhtar mais terewul maa ngi jot ay message léegi nii am na ko mu wax ni seen avis la ñuy joxe nag quoi Makhtar Cissé dafa def recrutement abusif au niveau de la Sénélec looy tontu ci loolu. waaw loolu yaakaar naa li ma ciy wax sax mën naa bañ a bari. ndax bu ñu naan recrutement abusif. daf may xaw a tiital. jamono ji nga xam ni macha allah suñu doom yi ñoo ngi dem ci Méditerranée bi. yàlla dogal ni seen bakkan di fa des. ñuy masawu coono ñi nga xam ne ñooy seen mbokk ñi nga xam ne ñooy seen i waajur ñoo ngi leen di masawu coono. jamono jooju bu ñu amee benn boîte publique bi nga xam ni macha allah mi ngi jël jeunes yooyu di leen recruter pour ñu liggéey man en tant que président conseil de la jeunesse du ma def lu dul di saluer initiative bi ni mel. te li ñuy wax ni recrutement abusif man du ma wax recrutement abusif. non dama bëgg expliquer rek li mu wax mooy abusif mooy maanaam ñi bokk ci yéen dañuy tànn jeunes yooyu pour dugal leen ci biir kii bi looy tontu ci loolu. waaw xam nga dafa nekk li nga xam ni bien que moi je ne suis pas un agent de la Sénélec. nekkul li nga xam ni wax dëgg yàlla yëg naa ko ni dañuy recruter ñi nga xam ni ay recrutement politique la wax dëgg yàlla loolu moom. yëguma ko li ma jàpp mooy tey jam am na fu ñu toll dañu doon def rajeunissement personnel. ndax personnel boo gis nag macha allah dana am ñuy dem retraite ñiy dem retraite nag dañ leen war a remplacer. du ñu xaar foofu bàyyi postes yi ñu nekk des postes vacants. dañ leen war a remplacer. nit ñi dañu ci ëppal di ci xaabaabal. mais mbir mi ni ñu koy tëggee. nañu jàpp ni demeewul noonu te man dama ciy sant yàlla. ndax recrutement bi nga xam ni ñoo ngi koy def nañu jàpp ni ay sénégalais la ñuy recruter foofu. te ay sénégalais la ñuy recruter ci yoon lañ ko teg ñu jël ko ci ligne bi xam naa ñàkkul ci waxum courant bi lay laajte allo sur la ligne. salaamaaleykum. maaleykum salaam sëñ bi. jërëjëf jërëjëf. waaw Bao xam nga dañuy gardé loolu wax ne am na on se connaît. d'accord allez-y. voilà. fooy wootee. bon man maa ngi woote fii dans Saint-Louis quoi. di biir Saint-Louis waaw ayca yaa ngi ci biir Makhtar mu ngi lay déglu débat bi waaw. waaw
Makhtar waaw ñuy jaajëfal sa invité bi je crois que dina déroulé un tapis rouge pour ñu waaw. incha allah. waaw parce que boobu te yaa ngi koy interpellé mu wax yow on commence par le Makhtar Cissé. je pense que Makhtar Cissé c'est digne fils de Saint-Louis. bon mais loolu warul tax rek au Sénégal ñu koy mettre au détriment de tous les jours. parce que le xam ne après Makhtar Cissé c'est une illusion qu'on avait vendue au Sénégal. parce que problème yi fi nekk yëpp ñu doon def na comme ay résultats. alors que ce qui dit ce qu'on pense maintenant c'est tout le contraire on postulate. waaw parce que ñoo recrutement yooyu recrutement amee am parce que capacité Sénégal toll ci dafay recrutement mais souvent ci àdduna bi ñu am plus de cela. c'était des recrutements politiques. ñi nga xam ne ñoom ñi nga xam ne daanaka amuñu benn utilité à la Sénégal. mu nekk benn masse salariale bu am doole de suñu dëkk pour nekk ak personne parce que Sénégal jóge na si 2000 dem si 3000 sur la période de mortalité. te peut être boo xam ne recruté les jeunes ñu ngi fii amuñu liggéey lépp loo gis nañ ko teg si yoon. beneen bi courant mu ngi wax ni ci am ko doon pousse sànq. mu ne Sénégal ñu produit benn ba léegi dañuy jaay jàmm yi dañuy jaay fii yaa ngi comprendre. waaw ba pare élection yi buñ ci waay jënd ñu bañ a def courant yi 10%. parce que élection yi passé nga fay ko ne ñu ne courant yi day yokk te bu ñu koy nii janvier da nga day yokk te courant pense nga yokk ba pare facture yi ñëpp di constaté ne facture yi seer la. ku fi doon say 15 000 yaa ngi fay ay 100 000 ku doon fay ay 100 000 yaa ngi fay ay 300 000 voire 400 000 n'est-ce pas. waaw beneen politique ñoo ci affaire soo xoolee waaw nga gis que mention d'état dafa am ak raquette d'état. de m'explique quand nga parle de mention d'état mooy suñ jëlee un élément mooy courant beneen bi mu ne man année sociale la ko année sociale encore boo automatiquement prime de crédit. année sociale alors que day ci biir anam on a 3 budgets. waaw courant bi ñoom accouché daa lay jënd ñu ngi yëg su ma waxee raquette d'état ñooy la. permis yi ñuy changé. participation yi ñuy changé. parce que permis suñ koy changé da ngay touché permis yëpp ñu changé ñu def ñu ko def foofu ñu mën a def mais bu poussé ak ñu ñëw ñu changé permis alors que permis day ko mel. permis baax na soo ko soo xoolee ñu def nga xam moo leen defee. mais est-ce que boobu saa yu ko ñu aw a def tamit dañuy jàngat dafa examen nga pour saa yoo xam def am loo xam. waaw kon vraiment suñu semaine réew mi métti na nañ ko wax loolu day am na bu dem jàllale ay chiffres yu wër day day non ko éral yu Sénégal mais ñëpp Sénégal suñu Sénégal la. kon lii métti na def nañ ay jéego mais def na léegi bon c'est ça quoi. voilà defoon na ay jéego mais sant bi jàpp vraiment voilà je suis étonné parce que ñu nekk dugg na di wax c'est un acte bi ñu ko bari muy ñu nekk di wax alors que les gens sont en train de souffrir. voilà merci ñu lay tànnal wax dëgg je crois message bi dégg nañu ko waaw dégg nañu sa position jërëjëf merci beaucoup je crois même tempo bi rek la peut-être un peu il a dénoncé comme ni ko waxee les recrutements abusifs ak yu ni mel un peu promesses yi ñu waxoon ak un peu le monde rural ak yooyu ma bàyyi nga leeralaat rek laata ñuy continuer waxtaan bi. waaw sëñ Babacar. dina fàttali benn mbir. bu ñu fàtte ni en 2017. waaw amoon na baisse prix électricité. en 2017 loolu nekkoon na li nga xam ni mooy am. pétrole bi dafay influer tey ci prix pétrole bi. oui tey bu ñu xoolee maanaam dollar bi tey mi ngi toll ci prix baril bi mi ngi toll ci $62. tey jii 2018 bu ñu génn mu nekkoon ci $56. mais loolu tey war na mën a impacté ci prix bi ñëpp sóoraale nañ ni loolu am na li muy wax ci wàllu recrutement bi nañu xam ni recrutement bii di am bu ñu nee le courant tey 1648 villages la ñu électrifié woon de 1960 à 2012. suñu ñëwee ñu yokk ba 1236 villages ay la yéwén 1236 villages yooyu ñu yokk centrale solaire yi nga xam ne yokku nañu agence yi nga xam ne yokk nañu il faut ay nit dem fa
tant que tey nee naa la production mi ngi am ñoo ngi yokk taux de production bi nañu xam ne nit ñi ce qu'il appelle recrutement bi c'est l'ordre naturel des choses. ni nga ko waxee noonu lañ ko mën a comprendre argumenté nga aussi mais comme ni ma la wax toujours rek les gens aussi ont leur façon de voir les choses te tey jii li ñu mën a jàpp rek mooy askan wi mi ngi dund ay jafe-jafe ak yokkum courant bi te coow li jeexagul daañu ci dellusiwaat ci kanam ci Makhtar Diop may fàttali moom la ñu dalal tey si une émission le grand débat moom aussi wax nañ leen ko sànq dafa nekk koo xam ne day yëngatu ci mbirum mairie bi municipal la fële ca Jama ñu gis ni nag dafa amoon démission ci commission éducation formation foofu ci Jama lan moo waraloon coow li foofu ba nga démissionné Makhtar. jërëjëf sëñ Babacar comme dañu nekkoon ci actualité nationale bi ñëw ci actualité locale nga may ma nuyu sama waa commune. di wax ni commune la bi nga xam ni macha allah tey jii commune bu waroon naat la nekk. commune bi nga xam ni Sénégal yëpp dañu koy xool. mais dafa am ay gàllankoor yu bare comme bi ñuy wax léeg-léeg jën nga baal na ci kàddu gi ci bopp ba lay nëbee. waaw xëy na ni mu war a mel tëy bi ñu ko war a tëy. xëy na moom moo indi problème bi. ci li nga wax. muy commission éducation ak formation. sëñ Babacar yàlla dafa dogal ni ñun ba nga xam ni ñoo ngi nekk ci commission éducation formation nekkuñu président commission bi nga xam ni dafa toog rek yaacaaral. ñun dañuy def ay proposition yi nga xam ni ñoo ngi koy def. du ñu yem kese ci proposition mais dañuy dem tey ci organe de délibérant bi muy le bureau municipal. le maire et ses adjoints ni leen. waa bureau municipal bi. le maire c'est Oumar Moulel Sow n'est-ce pas. le maire oui c'est Oumar Sow kooku sama maam la sama maam Oumar Sow. bu ñu jëlee tey. tey jii nii dañuy def proposition wax waa bureau municipal bi. nañu def lii bu ñu defee lii fii la ñuy jaar ak fii pour àgg ci saafara bi. bokkoon na ci proposition yi ñuy def. léeg-léeg xam nga les maires macha allah ay politiciens la ñuy nekk da nga leen di wax benn mbir ñu wut benn astuce ni lii bokkul ci ñoom bokk na ci proposition yi ñuy def sëñ Babacar sa yaram dafay daw. suñu nee la ñun les étudiants de la commune de Diama yeneen communes yi ñoo leen di héberger. communes yu mel ne ay communes Saint-Louis yi nga xam ni xëy na seen maire yi ñoo ngi góorgóorlu de passage ñuy nuyu le maire de la commune Amadou Mansour Faye. tey jii ñu ngi leen héberger ca université yi. loolu mu nekk lu doy waar. boo demee fourniture balaa nga koy jot dafay yéex mu nekk lu doy waar suñu élèves yi dañuy jógee. fii di dem ba ay Ross Béthio taxaw ci tali bi mu metti ti ñu mënoon leen wut lijjantil li nga xam ne mooy bus scolaire yooyu yëpp mu nekk problème mu nekk ay propositions yi nga xam ni doon nañ ko def. li waral démission bi le 1er août yàlla dafa dogal ni ma adressé une correspondance au maire de la commune de Diama. pour wax que ni que nañu convoqué une réunion préparatoire ci rentrée scolaire bi. yàlla dogal ni c'est sans réponse ñu dem ba le 1er septembre ma rédigé waat beneen correspondance envoyé ko ba tey c'est sans réponse le 1er octobre ma defaat ko ba tey c'est sans réponse. est-ce que c'est parce que da ngeen amoon ay bis bi ci seen biir foofu. waaw ma àggale. ba ñu demee nag ba le 1er novembre. école tijji te man sama yéene yëpp moo nekkoon ñu matérialiser li ñuy wax ubbi tey jàng tey. élèves yi tey ñu fexe ba ñu am. accès gratuit ci fourniture scolaire loolu moo nekkoon sama objectif. ci loolu laa doon xeex. te ba may bind li ma leen bindal dama ko argumenté wax leen bu ñu defee nii ak nii daañu am xaalis bi nii ak nii man yooyu moo waraloon ma teel a jël les devants. mais su ma demee ba gis ni man mii kat. parce que ndombu tànk yi ñu yor Sëñ Babacar. dafa nekk ndombu tànk yi nga xam ne dañ ko yor. pour lan pour askan bi. mais suñu demee ba gis ni ñun ndombu tànk yi ñu yor ñoo ngi bëgg gàllankoor askan bi. régler le problème. jàpp naa ni képp ki ñëw war na mën a régler le problème. moo tax. ay la yéwén ñu rendre le tablier te gis nañu tegaat na fa beneen commission ñu leen di ñaanal wax dëgg yàlla nag ñu yàlla jàppale leen ndax gis nañu bés bu ñu liggéeyee ba am ay résultats askan bi dañ ci gis boppam te man loolu rek laay loolu mooy sa objectif voilà defe naa wax nañ ko sànq sax ki duggoon Max Pro wax na liggéey ba am solo bi ngay dérouler foofu ak peut-être li ngay défendre pour l'intérêt des populations tey jii ñu jàpp ne am nga jafe-jafe foofu ci sa commission bi mais terewul yaa ngi ci biir conseil ba tey comme ni ko waxee tax na sax ñu laaj la Oumar Sow moomu le maire nan nga mën a gisee bilan bi nga xam ne moom lay liggéey bilan bi lu baax la wala des na manqué na donte fourniture yi doyul yaa ko wax léegi. waaw yàlla dogal na ni du ma wax sax Oumar Sow ndax sama maam la maam Oumar Sow laay wax. waaw maam Oumar Sow boobu yàlla dogal na ni sëñ Babacar xaw ma ndax am nga information bi. moom def na 25 ans à la tête de la commune. 25 ans loolu daanaka un quart de siècle la. un quart de siècle nga def ko ci bopp commune. wax naa la ni la commune Diama du n'importe quelle commune.
commune la bi nga xam ni elle est très bien dotée par la nature. te yi ma lay wax nii yëpp dama la ciy jël seede bu ci nekk rek daani waaw am na. commune Diama bañ na ba barrage bi lu mu tudd. barrage de Diama fa la nekk. commune Diama na nga jàpp ni fa le parc national des oiseaux de Djoudj nekk nag le 3e parc ornithologique au monde. mu occupé 16 000 hectares ci suufu commune bi. tey ci commune Diama am na industrie. commune Diama industrie bi mooy Sokas. commune Diama di nga dégg SL. di nga dégg KSL. di nga dégg Soldiv. boo demee Sayet implanté wu na fa ISRA implanté wu na fa Adrawo implanté wu na fa Sifa tey su may lim nee naa la fii tey day gudd ba ëpp te tey ñu ni la commune boobu doxul jeunes yi d' abord dañu am problème mu emploi jeunes yi dañu am problème mu emploi dañu am problème mu xëy te ñun ñu yàgg def ay proposition ni monsieur le maire yàlla dogal nañu commune bu ñu nekk macha allah jeunes yi jàng nañu mais nañu recenser tous les profils existants yi nga xam ne ñoo nekk ci commune bi su ñu amee comptable bu ñu amee ingénieur bu ñu amee chauffeur bu ñu amee mécanicien lépp li nga xam ni rek am nañ ko ñu def ko ci benn base de données ñu proposé que entreprise yi lépp li nga xam ni soxla nañ ko ñoom lépp li nga xam ni soxla nañ leen ñu ni leen ay la yéwén wax dëgg yàlla nañu ñëw ñu recruter ko fii mais malheureusement bu ñu demee tey ñun dafa mel ne ay étranger lañ ci commune ba doomu commune ba ña cay liggéey ay ouvrier agricole sax la ñuy nekk te nag ay diplômé profil boo soxla nee naa la am na fa bu ñu jógee foofu ngay gis ni commune bi ñu nekk muy commune u Diama ci wàllu santé mu nekk compétence transférée commune bi santé tey da ngay dem ci dispensaires yi dañuy am problème mu fay seen personnel da ngay dem ci dispensaires yi dañ leen di couper électricité dañ leen di couper ndox est-ce que loolu jaadu na nga xam ni 6 dispensaires kese moo nekk ci commune bi mu nekk lu doy waar boo demee ci école yi wax nañ ko léegi fourniture scolaire yi dafa yéex suñu étudiants yi dañ leen di héberger boo demee tey li ma lay wax nag lu doy waar boo demee tey am na ay habitants commune u Diama pour ñu jot ci seen extrait mën nañu passe 10 000 francs pour ñu dem wuti pièce d'état civil mën nañu passe 10 000 francs muy benn mën nañu def 100 kilomètres pour mën a wut benn pièce d'état civil te li may wax lu ne day am seede boo demee fii gannaaw Paal am na dëkk bu ñuy wax Niassène ak ña ko wër pour ñu ñëw commune u Diama dañuy traverser la commune de Paal la commune de Fass la commune de Gandon jaaraat Gandon ñëw Diama loolu c'est des kilomètres et des kilomètres boo demee Moundom ak Dëbi dañuy traverser la commune de Ross Béthio pour ñëw c'est des kilomètres et des kilomètres presque centaine de kilomètres la ñuy def aller retour waaye yomb bu fekkee maire bi am na vision ay la yéwén en partenariat ak le ministère des collectivités territoriales mu defar ay centre d'état civil secondaire su ko defee askan bi wax dëgg yàlla coono yi ñuy daj pour am benn këyit mu wàññeeku kon pour wan ni la yooyu ay exemple yi nga xam ne dama la koy jox pour wan ni la commune bi daanaka dafa feebar te feebar bi jàpp nañ ni li koy faj rek mooy ki nga xam ni def na fa 25 ans wax dëgg yàlla suñu maam la nag macha allah mu ñaanal xale yi wax dëgg yàlla waaw tax na sax may laaj sa ambition nag ci jëm ci élection yi locales yi yow candidat nga wala parce que maîtriser nga ma zone bi bu baax te jeune nga yaa ngi yëngatu waaw sëñ Babacar maa ngi lay jaajëfal bu baax a baax yàlla dogal na ni ñun politique defuñu ko une fin en soi ba ñuy dugg ci politique pour servir li nga xam ni moom mooy askan bi man Pa Matar du ma mës a fëgg dënn ni bu ma ñëwee Messi laay nekk je vais régler le problème de la commune de Diama du ma ko mës a wax dama jàpp ni tey jamono day dox ay la yéwén dañu dox ànd ak moom tey li nga xam ni mooy gestion participative rek moo mën a régler le problème amul benn nit bi nga xam da ngay ñëw ni damay jiite commune bi man maay régler tous les problèmes amul nañu fexe ba tey askan bi les acteurs de développement ñu impliqué leen ci li nga xam ni mooy doxalinu commune bi loolu bokk na ci ambition yi nga xam ni bu doon sama sago tey commune Diama dañ koy taxawal moo xam baykat yi moo xam ñi nga xam ne dañuy yëngu ci wàllu sport ñi nga xam ni tey dañuy yëngu ci wàllu santé wàllu éducation ñu dajale leen fexe ba lépp lu ñuy def ci commune bi ñu leen ci impliqué les chefs du village mouvement de jeunesse yi OCB yëpp ñu impliqué leen moo am une gestion participative budget bi bu ñu koy voté ñëpp xam budget bi li ñuy wax budget participatif ñëpp xam ne commune Diama am na 500 millions am na 1 milliard nii la toll ku nekk habitant ci commune bi war na ko xam dana xam commune bi lan la mën ak lan la mënul parce que il faut que ñu jóge ci gestion yi ñu dem vers une gestion transparente mu nekk lu wóor ñun loolu la ñuy dem suñu ma laajee nag lan mooy sama ambition wax naa ko waxaat bàyyi faalu askan bi rek laa bëgg a nekk man Pa Matar bu fekkee su ma nekkee maire Diama Diama du soppaliku
yàlla na bu ma nekk maire voilà merci loolu effectivement su jeune la tu es ambitieux war nga ci mën a bokk parce que je pense léegi fi ñu toll nii ci jamono ji tout le monde doit s'impliquer dans la vie de la zone bi mu nekk te loolu c'est tout à fait louable may wax ni rek ñu wax aussi ci conseil de la jeunesse bi nga xam ne yaa ngi ciy yëngatu tey lan mooy rôle conseil de la jeunesse def naa mën nga ci wax tuuti laata nag may souhaiter au passage sax may saluer sunu président conseil communal de la jeunesse Saint-Louis fii Diallo nekk jeune bu dynamique moom aussi vraiment di bokk ci activité lépp lu ñuy organiser day bokk et puis voilà allo. allo salaamaaleykum. waaleykum salaam wa rahmatulah. soxna si ñu ngi lay ziar. ñu ngi delloo ziar. waaw yaa ngi ci ànd ak ci débat bi avec Pape Makhtar. waaw man taxaw di dëgg waaw. ayca ñu ngi lay dégg fooy wootee. man la Astou Faye maa ngi wootee Ndiol. Ndiol Astou Faye waaw. ayca yaa ngi ci biir mu ngi lay dégg Pape Makhtar muy. Soxna Astou maa ngi lay ziar. invitation Pape Makhtar bi. merci Soxna Astou. macha allah comme ni nga ko waxee rek ñu bëggoon participer waa ni tuuti rek. ayca yaa ngi ci biir. am na ñu leeral waa comme ni nga ko waxee léegi ci affaire fourniture scolaire yi. monsieur le maire bu ko daal di jox Pape Makhtar yaakaar naa ne. ndeysaan ndeysaan. suñu ay doom daal di si bénéficié wu bu baax a baax. mais bu dee ren tamit saxee naka de ñun gisuñu ko. waaw. yaakaar naa kon doon na bi muy jaar ci loxo Pape Makhtar. daawoon nañu gën a lool ndax suñu njaboot daal nañu ci jëriñu mais moom bii moom bi mu jotul. gisuleen bi mu acte ci loxo Pape Makhtar. yaakaar naa ko ñu doon gisuñu ko fenn. gisuleen ci dara. di sant yàlla nag ci invitation bi parce que invité ngeen na. doomu Ndiol ku baax ku bëgg dëkkam. ndeysaan. ki nga xamante ni askan bi rek moo ak luy jëmale dëkk bi kanam kese. ñu koy ñaanal yàlla yàggal taxawaayam. jërëjëf Soxna Astou. mu doon suñu maire dëkk moom lañ bëgg. jërëjëf Soxna Astou. incha allah yàlla yàggal ci kàmm. amiin amiin jërëjëf Soxna Astou. allez ziar nañ leen. jërëjëf Soxna Astou. may ma avant may tontu ci question bi ma nuyu ki nga xam ni mooy suñu kilifa ñun ñëpp nekk le président du conseil régional de la jeunesse de Saint-Louis mu tudd Fara Ndiaye. mais ci département bi nga xam ni aussi moom laa nekk nga bay ma mu nuyu. nekk le président du conseil départemental de la jeunesse de Saint-Louis mais ma nuyu nag kilifay commune bi muy sama xarit Adama Kane Diallo nekk ku macha allah nekk liggéeykat maa ngi koy jaajëfal bu baax sëñ Adama Kane Diallo ak son secrétaire général Momar Fall maa ngi leen di nuyu ñoom Pape Ali Sow ak ñi nga xam ni ñoom ñooy Adiba nekk ay membre ci conseil communal mais nekkaat ci feneen muy COJER bi ma leen di souhaiter vraiment une bonne réussite ci activité bi di am le 28 maa ngi leen di jaajëfal bu baax a baax ci kàllaama yu ndaw rek yu gàtt laay waxee lan mooy rôle du conseil de la jeunesse conseil de la jeunesse tey na nga jàpp ni mooy làmmiñu ndaw ñi di leen waxal di leen doxal di leen teewal loolu tey moom mooy rôle du conseil de la jeunesse xaw na nag wutee ak mairie dañ koy jox domaine de compétence jox ko 9 domaines de compétence ni ko yëngul ci lii yëngul ci lii yëngul ci lii mais conseil de la jeunesse teewal ndaw ñi waxal leen doxal leen jëfal leen loolu rek la ñu ko sant voilà loolu rek lañ ko sant tey jii lu ñu mën a jàpp ci li nga xam ne moom nga koy doxal est-ce que am ngay moyen nan ngay dérouler say activité ci conseil bi waaw ni ñuy wax le conseil de la jeunesse parce que man yàlla dafa dogal ma nekk au niveau départemental comme au niveau communal yàlla nattuma ñu teg ma ci bopp bi mais pour wax la ni le conseil de la jeunesse sonn nañu ndax tey boo demee ci code général des collectivités territoriales ci article 308 ak 309 code bi dafa sant les communes ak le conseil départemental ñu nekk ñi nga xam ni dañuy subventionner les conseils de jeunesse mais malheureusement yàlla dogal na ni ñun ñoo ngi waaj a jeexal suñu mandat loolu laay ñaan suñu mandat wax dëgg yàlla bu jeexee rek ñu renouveler indiwaat ñeneen ba léegi mosuñu jot subvention mais nag terewul wax dëgg yàlla suñuy activité la ñu war a def ñoo ngi koy def tey jii conseil de la jeunesse doo toog 15 jours wala une semaine sax bi nga xam ni amoo foo war a dem léeg-léeg nga dem Dakar léeg-léeg nga dem Thiès léeg-léeg nga dem Mbour léeg-léeg nga dem diggante comme ni mooy nekkee Dagana dem jaabante mais jaabante yooyu ci sa poche rek ngay làmb di passe di dem parce que conseil de la jeunesse comme ni ñu koy waxee ñu làmb suñuy poche def rek lañ ci xam mais xamuñu ci benn budget bi nga xam ni dañ naan trésorier jox nu wala keneen ak jotuñu budget d'accord donc mun dana nekk liggéey bu métti ñuy ñaan rek lu sopp alors sur la ligne
allo. waa sëñ bi ñu ngi lay ziar di la dalal. maa lay nuyu di la ziar. jërëjëf fooy wootee ak noo tudd. man Mohamed maa ngi wootee depuis Ndiol. Mohamed ñu ngi lay ziar ana waa Ndiol. ñoo ngi ci jàmm bu baax. Mohamed Fall maa ngi lay ziar. Fall ayca. ñoo ngi bëgg invitation bu baax a baax. invité nañ ki nga xamante ni. du ma ni dëkkam quoi mais askanam commune moo ko tax a jóg. pour une événement de cette localité à chaque fois mi ngi xool li jëmal askankat bi. amul dara boppam. askanam moo ko tax a jóg. UNESCO ba tax a jóg. kon ñu ngi koy ñaanal yàlla na yàlla taxaw jàppale ko. question bi nga ko laaj. est-ce que am na ambition li mu la wax mooy solution am de. mooy bàyyi faal askan bi parce que loolu lay loolu lay wax askan ba la tax a jóg askan ba la tax a sonn. mooy yàlla na yàlla jàppale mooy que ndimbal dooleel ko bu baax parce que commune bi fi nekk ñu ngi jàng mais pour nga am dara pour nga def dara sax ci toog problème. waaw donc maa nag moom suñu saxee jàppale rek dëgg dina mën jàpp ni quoi incha allah. jërëjëf Mohamed jërëjëf sëñ Mohamed. waaw Mohamed kooku ci dëkk boobu di Ndiol ñu ngi leen di gërëm di leen sant waa Ndiol di wax ni ba léegi yéen a ngi déglu waxtaan bi ñu amal nag ak ki nga xam ne mooy Pape Mokhtar Diop. jeune bu Dagana nekk bokk ci COJER. COJER sax bu ñu koy wax tey jii mooy daanaka ndaw yi nga xam ne ñoo dajaloo ci biir APR. yow kañ nga dugg APR yàgg nga ci wax nga ci tuuti sànq mosal nañu ci bi nga nekk ak APR léegi nag nga évoluer ak COJER bi ak sa relation aussi ak ki nga xam ne mooy coordinateur national bi di Moussa Sow. waaw ni ma la ko waxee yàlla dogal na ni ñun APR ñoo ngi ci dugg 2009. ñu nekkoon Fouta. jamono jooju enseignant la ñu woon ñoo ngi doon servir dans le Fouta. àndoon ak ki nga xam ni mooy Ablaye Sadi Sall nekk le conseiller personnel du président de la République. nekkoon ak Moustapha Deme ki nga xam ni tey membre la ci protocole présidentiel. ñooñu nekk samay xarit macha allah ñu doon liggéeyandoo. yàlla dogal aussi jamono jooju ñu amoon privilège yu bokkoon ci tournée président de la République ci présidentielles yi ak législatives yi yëpp. ñu bokkoon ci wër Sénégal. mu nekk benn expérience bi nga xam ni ñëw na ci ñun. li may wax APR nekk nañ ci yàlla dogal ni wax dëgg yàlla président Macky Sall li mu bëgg ñun ñoo ngi ko koy jox ñoo ngi nekk sur le terrain di ko xeexal di massifier base bi ba yàlla dogal na ni bañ nekkee APR ba léegi mësuñu ñàkk élection premier tour jamono jooju nga xam ni bare na ay ministre bare na ay député nañu ministre nekk nañu ay directeurs généraux tey jii dañ leen gagné woon premier tour ci seen i centre de vote ñun yàlla dogal nañu militant simple ci suñu ay propres moyens la ñuy liggéeyee ba léegi nag wax dëgg yàlla boobu premier tour ñu gagné suñu centre de vote yëpp ba léegi ñoo ngi continuer di gagné suñu ay centre de vote ci ndimbalu borom bi tabaraka wa taala wutuñu ci wax dëgg yàlla alal li ñu gëm mooy président Macky Sall am na fu mu mën a jëlee Sénégal moo tax wax dëgg yàlla ñu koy jàppale politique suñu ay moyens bopp rek lañ ciy demee moom lañ ciy defee di ci sant yàlla bu baax ndax li may wax politique li ñu ci dugal mooy servir askan bi nekk bàyyi faaloo askan bi ñun loolu rek mooy suñu objectif amuñu ci beneen bëgg-bëgg tant que xëy nañu mu leer nañu wax dëgg yàlla rendre nañu service askan bi jàppal ni nous sommes satisfaits. mel na ne COJER léegi déggoo ngeen bu baax seen biir ndaw yi amoon na fi ay jamono amoon na ay xaar ma yàlla de. waaw sànq yaa ngi may wax Moussa Sow suñu relation man ak moom di wax relation yu am solo la relation yu baax la balaa Moussa Sow sax dañuy wax ki nga xam ni moom mooy Thérèse Faye Diouf ndax ba may ñëw bu yàggul man COJER ba ma ko coordonné yàggul en 2018 avril 2018 laa commencé coordonné li nga xam ni moom mooy COJER yàlla dogal Thérèse Faye Diouf lañ ci fekkoon jamono jooju am na sama beneen xarit moo nekkoon ci COJER bi yàlla dogaloon ñu teg ko fa pour 6 mois provisoirement 6 mois rek mu war fa toog ba mu paree nag wax dëgg yàlla jeunes yi ñëw seet si ma wax ak man pour ñu teg ma ci boppu COJER bi ñu def élection bi nga xam ni c'était à ñu bare teewoon fa 137 jeunes représentants des 11 communes ñoo fa teewoon yàlla dogal ñu teg ñu ci bopp COJER ba ñu paree aussi pour leeral yëpp ñu defoon fa point de presse wane ni wax dëgg yàlla am na beneen air bu ubbeeku ba ñu jógee nag ci Thérèse Faye Diouf yàlla dogal comme COJER c'est le président de la République qui nomme son coordonnateur national mu nommé Moussa Sow wax dëgg yàlla ba mu ñëwee ba léegi aussi ay relations yu baax la ñu am ñu koy encouragé ndax mi ngi jël initiative yu am solo jël tournée nationale fas yéene wër Sénégal yëpp
def li nga xam ni moom mooy présenter population bi lii di 5-3-5 yi programme président de la république muy liggéeyal ëllëg waxtaan ci ak ñoom mu nekk lu am solo saafonte ak jeunes yi vraiment coordonnateur Moussa Sow du ñu def lu dul di ko remercier moo wax COJER nag ñëw fii à Saint-Louis te du ma remercier aussi sama naatangoo Adiba mu nekk nga xam ni bi ngi waajal activité bu rëy bu am solo bi nga xam ni le 28 incha allah ñuy lancer appel à toute la jeunesse saint-louisienne wax dëgg yàlla ñu ñëw fekkee activité bu am solo boobu. mun wax sa bilan boobu ak léegi ça va. waaw bilan bi ci COJER man mënuma takkuma su may wax ci bilan bi ñaar ñii laay waxal. mooy jeunes yi nga xam ni ñoo nekk ci bureau COJER ak secrétariat exécutif COJER bi au niveau départemental. ak nag macha allah. garmi bi muy le ministre Mouhamadou Makhtar Cissé tey dafa dem ba COJER département bu Dagana nekk l'une des COJER les plus dynamiques ci Sénégal li ko waral mooy dafa am ku ñuy jàppale di naan feccu lii yaay jaa tëye ca mbagg ba yàlla dafa dogal ba ñu demee si parrainage yi ndax xam nañuy élection yi dafa am lu ko jiitu woon parrainage yi ñun ñu defoon ci activité yu am solo pour dajale collecte signature yu bare li ñu njëkk def mooy former jeunes yi loolu ça a été supervisé par une délégation de la COJER nationale ñu def formation former jeunes yi ci wàllu parrainage mais ba ñu fa jógee aussi ñu organiser meeting départemental parrainons Macky Sall jàppal ni meeting boobu kese moo am meeting départemental ci département bu Dagana et c'est à l'initiative de la COJER bu weesoo mooy jaar ba fi président de la République di jaar ci campagne bi boobooy benn meeting mu nekk activité bu am solo leneen li aussi ñun fexe nañu ba amal benn initiative tuddee ko suñu bilan suñu campagne c'était parce que xam nañu suñu candidat c'est un candidat sortant mooy candidat bi nga xam ni moo fi nekkoon li mu war a présenter askan bi mooy bilan tey bilan boobu ñun li ñu njëkk a def mooy fexe ba jaay bilan bi daanu jaay programme bi mais jaay bilan bi lan la fi président Macky Sall def ñu mën ko wax ñu fexe ba recenser tey li président Macky Sall def dans le département de Dagana yëpp ñu def ko ci tënk ko ci document fexe di ko présenter di askan bi loolu bokkoon na lu ñu yombalal suñu campagne initiative bi mu tuddoon suñu bilan suñu campagne bañ koy lancé ñu ngi ko lancé à Ross Béthio mu nekk deuxième meeting départemental bi nga xam ne amaat na te c'est à l'initiative de la COJER Thérèse Faye Diouf présidé que mu nekk lu am solo mais ba ñu weesoo foofu wax dëgg yàlla dañu xam ni soxla nañu école de parti si la ñu am initiative bëgg a teg li nga xam ne mooy académie de la jeunesse républicaine académie de la jeunesse républicaine bi daanaka fi ñu toll nii le ministre incha allahu rabbi moo ni ci fas yéene accompagner pour mu nekk li nga xam ne dañ koy réussir académie jeunesse républicaine bi nag nekkul li nga xam dañ fay jàng li di leadership politique mais lépp luy entrepreneuriat fex bëgg nañu jeunes yi ñu mënal seen bopp dara suñu mbokku enseignants yi bëgg nañu ñi nga xam ne dañu am objectif def ay concours yu demee nag CREI yu demee nag ENA ñu former leen préparer leen ci yooyu wax dëgg yàlla li ñu bëgg mooy doomu waalo bi mu nekk ki nga xam ne day pare ba foo ko woo rek mu nekk ki nga xam ne day taxaw loolu nekk na suñu initiative et ñoo ngi ciy liggéey yamuñu fa ni que président de la république bëggee muy fexe ba Sénégal yëpp set wecc ñun ñu def wàllu set wecc loolu ñu proposé que le ministre mu accepté que ndax le ministre nag macha allah daf ñuy jàppale lu bare bari bu ma lay wax même le coordonnateur sortant bi fi nekkoon le ministre daf koy jëndal oto pour wan ni la wax dëgg yàlla le ministre dafay jàppale la jeunesse républicaine du département de Dagana moo tax la jeunesse tey boo gisee ñu sonn ci gannaawam bu ñu amee lu ñu teg ci deram dañuy sonn pour seetal que mooy dafa jàppale la jeunesse républicaine mais dafa jàppale la jeunesse départementale de Dagana ndax moom ni ñu koy waxee xaritu jeunesse bi la Mouhamadou Makhtar Cissé mooy xaritu jeunesse bi voilà li nga xam ni moom la COJER liggéey te mu nekk li nga xam ni yeneen initiative parce que li ñu bëgg mooy fexe ba jeunes yi aussi am insertion professionnelle nekk ñi nga xam ni dañuy apte nekk ñi nga xam ni dañuy mënal seen bopp dara ndax ku ci nekk mën a teral yaayam taxawal kër ñun loolu mooy suñu objectif loolu la ñuy taxawoo ndaw ñi mais duñ ko yemale ci jeunesse républicaine dañ koy yaatal ba mu dem ci jeunesse départementale voilà mbokk yi kooku moo doon Pape Makhtar Diop donc ngeen dégg wax ju am solo ñi nga xam ne wax na ko ci lépp luñ ko laaj di wax ni nag am ngeen ay perspectives waaw perspective yi wax naa la que ñun tey maa ngi la koy wax léegi nii dañuy continuer parce que qui trop embrasse mal étreint dañuy continuer ci académie de la jeunesse républicaine bi mais dañuy continuer aussi ci wàllu set wecc bi mais dañuy fexe aussi ba jeunes yi ñu amal leen insertion teg outiller leen ba ñu nekk ñi nga xam ni dañuy mënal seen bopp mën a jëriñ seen bopp jëriñ seen i waajur ñun jëriñ waalo soxlawul ngeen di def marché wala dara pour loolu wala marche moom wax dëgg yàlla jàpp naa ni soxlawul bu ñuy wax marche dañuy dajale jeunes yi wax dëgg yàlla conscientiser leen ci li nga xam ni dana mën a développer suñu Sénégal ci loolu lañ leen di woo on n'a rien contre les marcheurs wax dëgg yàlla suñuy xarit lañu ñu naw lañu
duñ leen stigmatiser duñ leen wax ay chercheurs de buzz lañu duñ leen wax dara dañuy xam ni ñoom loolu la ñu gëm parce que nous sommes dans un pays démocratique ku ci nekk li mu gëm lay def mais nag ci li ma la waxoon question énergie bi bëgg naa ñu poser les bonnes questions pour avoir les bonnes réponses voilà def naa sax ci njeextal bi am na loo bëggoon wax ci njeexital bi li may wax rek comme nous sommes dans la région de Saint-Louis yàlla dogal ni ñu am fi ay kilifa yu mag ñi nga xam ni tey ay ministre de la République lañu ku ci mel le maire Amadou Mansour Faye ñoom di xaritu Mouhamadou Matar Cissé ak ñu nekk ci dëkku première dame aussi vraiment ñu leen di ziar mais di ziar suñu ay grands yi nga xam ne ñoo ngi fii ñoom Sakoura Pape Dieng ñoom Ababacar Biteye ñi nga xam ne Seydina Ababacar Biteye ñoom grand Moustapha Ba Momar Fall wax naa la ko sànq vraiment ñoom Seydou ñoom Malick Diop ñoo ngi nuyu ñëpp suñu mbokku Saint-Louis Saint-Louis nag yàlla dogal na ni fii laa jëlee soxna moo tax j'aime bien cette ville maa ngi nuyu sama goro maman Maymouna Sow maa ngi lay ziar bu baax macha allah non benn laa am te gëm naa ne macha allah nopp naa ko te si laay continuer jaajëf kooku mooy Makhtar Diop moom lañ doon dalal tey jii Makhtar am nañ kontaan vraiment recevoir la fii échanger ak yow parler librement parce que ñun loolu mooy suñu credo mooy fexe ba chaque fois bu ñuy wax actualité aussi ñu invité les concernés ñu toog ñu débattre ñu échanger ñu wax nit ñi joxe seen xalaat defe naa liñ fi jàng aussi nekk na lu neex nekk na loo xam ne vraiment daal ci jàngat le reste nag maintenant ku nekk yaay apprécier selon ta vision selon sa conscience li am solo rek mooy li ñuy ñaan daal mooy yal na yàlla yokk jàmm ci réew mi vraiment ci jën yi ci ndaw ñi li nga xam ne mooy coow suñu borom bi dàqal ñu ko ba ñu déggoo mën a am ba vraiment Sénégal nekk dëkk bu naat nekk dëkk boo xam ne jàmm rek lañ fay am di souhaiter en avance bonne heureuse année à tous ceux qui écoutent la 92.4 Zik FM di ñaan ko jàmm ayca waaw nga may ma remercier vraiment sama naataango yi nga xam ni ñoom laa àndal fii ñu nekk ñi nga xam ne ay soldats lañu ay jàmbaar lañu macha allah lépp li nga xam ni Pape Matar bi nga koy woote rek dañ ciy taxaw daanaka sax le trio la ñuy wax ndax foo ñu gis rek ñun ñett ñooy nekk muy nii àggalagu ma mais am na ñu xam ñi may waaj a wax muy Mamour Fall ak Yëga Fall macha allah ñu nekk ay borom yu xel yu leer di ñu jàppale di ñaan nag Sénégal vraiment ñu ànd ak dal ñu ànd ak dal ndax pétrole bi buggul coow nañu am dal ndax yàlla fii ci suñu région dañ ciy am mbégte fa la cosaanoo fa la sosoo wax dëgg yàlla yal na yàlla def Sénégal mu àgg ci émergence 2035 yi ñuy jëm di jaajëfal toute la région de Saint-Louis di jaajëfal le département de Dagana sama naataango yi may liggéey ci conseil départemental bi mais aussi sama naataango yi may liggéeyal ci COJER département bi maa ngi nuyu ñëpp maa ngi nuyu ñëpp damay bañ a lii rek si muy macha allah bu ñu amee réussite ñoom la mbokk yi kooku Makhtar Diop nekk président conseil départemental jeunes yi nekk ca Dagana nekk conseiller municipal ci Diama waaye tamit nekk coordonnateur COJER département de Dakar moom la émission le grand débat di leen gërëm di leen sànq di leen jox dajaye ci yeneen jot